yéen ñi baaxoo ànd ak seen chaîne On en parle ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal di ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo di jàngatu bis bi tey nag jàngatu bis bi ñu bokk jëmale ci li nga xamante ni mooy date bi nga xam ne nguuru Sénégal jàpp na ko ngir ubbiwaat li nga xamante ni moo di école yi te mu tuddee ko ouverture boo xam ne progressivement lay nekk mooy loo xamante ni dañuy tàmbalee ci classe yu examen yi mooy ñi nga xam ne ñoo war a def examen di CM2 ak BFEM bi ak li nga xamante ni moo di ñuy war a def bac loolee nguuru Sénégal jàpp ko ci date bu juin 2020 point bi nga xamante ni nag bëgg nañ ko njëkk a tàmbalee muy fàttali ne Sénégal ci 2 mars bi nga xamante ni ci la njëkk a gis li nga xamante ni moo di cas bu positif ci biir Sénégal te mu nekkoon cas wu importé nga xam ne boobu jàngoro ji bëreegul bi ñu demee ba le 17 mars nga xamante ni mooy tombé ak test yoo xam ne defoon nañ ko mu toll ci 44 ñeent ñoom ñoo ci nekkoon yi nga xamante ni moom moo positif woon mooy ñeent ñoo ci amoon doomu jàngoro ji ñett yi dafa nekkoon cas yu importé ñoo xamante ni feneen lañ jóge woon amee ko fa ñëw indi ko ci biir réew mi benn bi moo nekkoon contact bi nga xam ne moo nekkoon Touba di Modou bi moom moo ko laaloon ci jamono jooju mu ngi test boobu ñu defoon mu ngi tolloog 90,9% nga xamante ni juróom-ñeent yoo jël ci téeméer bu nekk ci test yi moom moo ñëw nekk positif maanaam téeméeri test juróom-ñeent yi ñoom ñoo ci positif nga xamante ni loolu moo tolloog li nga xamante ni moo di test ci jamono jooju nguur gi ne nañu arrêté njàng mi te boobu amagul benn cas communautaire boo xamante ni signalé nañ ko ci réewum Sénégal. ginnaaw nag amutoon benn cas boo xamante ni signalé woon nañ ko ci réewum Sénégal di wax ni test yooyu nga xamante ni moom la ñu defoon yëpp contact la woon ak li nga xamante ni moo di cas importé. ba tax nag ci li nga xamante ni moo di 4 mai bi nga xamante ni moom la ñu génn ñu ngi def ci 807 tests yoo xamante ni 89 yëpp dafa positif te am na li nga xamante ni moo di cas communautaire nga xam ne boo ko xoolee mu ngi lay jox 11,02%. 11,02% dafay tolloog nga xamante ni mbir mi dafa gën a yokk parce que ñu ngi woon ci 9 jëm ci li nga xamante ni moo di 10 ba 11,02%. nga xam ne kon jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon xool dara amagul jamono jooju la ñu tëjoon école yi jamono ji ñuy xalaat pour tijjiwaat école yi ci la li nga xamante ni moo di test yi gën a fës gën a yokku li nga xamante ni moo di cas positif. moo tax laaj bi nga xamante ni dinañ ko samp mooy ndax delluwaat ci école yooyu mën na nekk ci le 2 juin boobu nga xamante ni nguur gi joxe na ko comme date boo xamante ni ci lañ war a dellu ci école bi. li ñu ci mën a tontu rek mooy date boobu mënul nekk li tax mënul nekk bokk na ci li nga xamante ni moo tax mënul nekk mooy mesure de barrière yi mooy ni nga xamante ni noonu la ñu war a sàmmonte ci li nga xamante ni moo di jegante bi ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllum masque yi ak yu demee noonu. classe yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci primaire bi mën na am du garaaw lool parce que jàngalekat yi nekk foofu dañ leen di former pour ñu mën a jàngale ci li nga xamante ni moo di CI ba CM2. bu fekkente ne nag ci yeneen écoles yi nga xamante ni lu mel ni collège ak lycée nga xamante ni professeur bu nekk dafay gérer matière bi nga xamante ni moom lañ ko jox ngir mu yor ko di ko jàngale ndax professeur boobu noonu am na ñeneen ñu apte ñoo xamante ni bu ñu defee distanciation yi maanaam respecté ñi nga xamante ni noonu lañ war a toogee 1 mètre bu nekk répartir élèves yi ci biir classe yi est-ce que am nañu professeur yu doy yoo xamante ne kenn ku nekk dina mën di intervenir à temps ci li nga xamante ni moo di yeneen parties beneen bi ci topp mooy ndax dinañu mën a sàmmonte ak xale yi ba lépp li nga xamante ni war nañ ko def ci raxasu war nañ ko def ci takk ay masque war nañ ko def ci bañ a regroupé wu mën nañ ko def ci seen kër ak école yëpp est-ce que loolu dina ko mën a respecté yooyu yëpp pareeguñu ñun ci Sénégal pour mën a respecté lu mel noonu beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni moo jëm ci wàllum transport li jëm ci wàllum transport bi maa ngi ci jublu parce que li ëpp ci ñi nga xamante ni ñoo di élèves yi am na ci ñoo xamante ni dañoo demoon vacances ci seen ay kër yi tanta wala yeneen yoo xamante ni jóge nañu région ak région couvre-feu bi fekk leen fa maanaam état d'urgence bi ñooñu noonu bu ñu waree dellu si naka lay demee ak ñi nga xamante ni moo di jàngalekat yi nga xamante ni dañoo war a jàngale féete feneen foo xamante ni ñoom fa lañ nekk war a wëlbatiku dem jàngale ji ñoom bu ñu waree dellu si
léegi loolu lépp boo ko xoolee léegi est-ce que li nga xamante ni moo di état d'urgence bi li ñu tere ci transport interurbain bi ndax dañuy toog ba jëmi jamono bu fekkente ne le 4 ñëw na ñu arrêté ko léegi transport bi yëpp commencé doxaat ñi nga xamante ni ñoo di jàngalekat yi mën a dugg ci oto yooyu ngir dem rejoindre seen i poste ñi nga xam ne ñoo nekkoon élèves yu demoon vacances itam mën a ñibbi ci fi nga xamante ni foofu lañ war a jàng ak itam naka la transport bi war a jeexee le 2 juin boobu noonu ñuy wax nga xamante ni couvre-feu bi day dem ba le 2 juin ba pare le 2 juin boobu ñu wax ne moo di dal reprise bi est-ce que balaa boobu dañuy def beneen particularité boo xamante ne nguur gi day jébbal jàngalekat yi ak élèves yi war a ñibbi ay oto yoo xamante ni moo leen yóbbu wala nan la ko war a organiser. beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni moo di transport bi ci biir dëkk yi ñi nga xamante ni dañoo war a jàngi élèves yi oto yi nga xamante ne moo leen war di yóbbu di leen indiwaat ak yu demee noonu est-ce que xalaat nañ ci lu mel. beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni moo yitteel wàllum taw bi parce que seetlu nañ ci côté Sénégal yu bari yoo xamante ni lu mel ni côté sud bi ak fi nga xamante ni moo di Kédougou ak yu mel noonu am na ci période boo xamante ne bu xasee jot élèves yi dootuñu mën a génn parce que ndox mi day teel a wàcc foofu. beneen bi ci topp mooy du ñu am possibilité di déplacer wu am na yoo xamante ni foo xamante ni bu ñu fa àggee mag ñi kese ñoom ñooy mën a génn waaye xale yi dootuñu. beneen bi ci topp mooy ñi nga xamante ni ci ay abri provisoire lañ nekk maanaam ñi nga xamante ni dañuy boole ay classe mu nekk multigrade ci ay abri provisoire ñooñu bu ñu respecté distanciation yi ak yu demee noonu naka la ñuy def ak ñoom pour mën leen répartir ci li nga xamante ni moo di yeneen classe. beneen bi ci topp mooy saa su nekk nag léegi ci li nga xamante ni moo di test yi li nga xam ne moom lañ ëpp lu ñuy wax ci sénégalais yi mooy li ñuy tuddee cas communautaire di wax ne mooy koo xamante ni jàngoro ji dal na ko te xamuñu fan la jëlee jàngoro jooju léegi nag ñu bëgg a jël li nga xamante ni moo di cas communautaire yooyu noonu wax ne dafa garaaw ba pare bëgg bàyyiwaat li nga xamante ni moo di askan wi ñu jaxasoo ji waat ci li nga xamante ni moo di école yi àndandoo ak ñi nga xamante ni moo di population bi lépp nekk beneen bi ci topp mooy ñi nga xamante ni ay jàngalekat lañ te nekk ci bërëb yoo xamante ni jàngoro ja laal na leen est-ce que ñooñu bala ñoo jógee foofa dem di rejoindre seen poste dañuy def ay prélèvement ci ñoom test leen ndax xam ndax yor nañ jàngoro ji wala yoruñ jàngoro ji ba noppi. beneen bi ci topp ginnaaw ci transport la ñuy jaar boo xamante ni ay nit ku nekk moo ci dugg ak kenn ku nekk fa la jóge bu fekkonte ne dem na ba possible ñu mën a jaar ci transport en commun bi pour mën a ñibbisi ndax bu ñu accès ci dëkk bi avant ñuy dem école dañ leen di defalaat ay prélèvement quarantaine den ba pare xam ndax àndaale waat nañ jàngoro wala déet. beneen bi ci topp mooy élèves yi nga xam ne demoon nañ vacances est-ce que ñoom it dañuy def ay prélèvement ci ñoom pour xool ndax ñoom it yor nañ jàngoro wala déet. beneen bi ci topp mooy itam est-ce que bu ñu ñëwaatee ci école bi dañ leen di defalaat foofu ay prélèvement pour xool naka la jëme foofu wala. beneen bi ci topp bu fekkente ne am nañu cas suspect ci école yooyu noonu ki nga xamante ni moo di benn ci yenn classe yoo xamante ni ñu ngi jàng ñu suspecté fa li nga xamante ni moo di ay signes yuy wane ne kii mën naa am yor na doomu jàngoro bi boobaa naka la élève école bi ak li nga xamante ni moo di jàngalekat bi demee. mu mel nii li ëpp ci li nga xamante ni nguur gi wax na ko ci mbir mi jàngatu ko dëgg-dëgg ni nga xamante ni noonu la war a demee muy jàngat bi nga xamante ni mooy xóotal ci xool ci wàllum transport bi xool ci wàllum mesure de barrière yi xool ci li nga xamante ni moo di mesure de prévention yi ak yi nga xamante ni moo aju ci lu mel noonu bu ko defee mu mën a gën a jàngataat li nga xamante ni moo jëm ci wàllum ubbi li gën a nekk loo xamante ni dafa contradictoire mooy amaguloo benn cas tëj école yi dem ba am ay cas yoo xamante ni yokku nga ne da ngay tëj école yi su fekkente ne nag roy France bi nga xamante ni moom mu ngi wax li nga xam ne moo di réouverture boo xamante ni progressivement la koy def est-ce que bu fekkente ne roy googu la wala ju dem noonu wala boo nguur gi ci boppam dafa xam loo xamante ni ñun xamuñ ko ci mooy peut-être li nga xamante ni moom la nit ñi di wax di ko jàmbajonge ci ne cas yi nga xamante ni moom la déclaré demewul noonu lu ci mën di am jot na nag nguur gi leeral ci yan matuwaay ak yan anam lay amale li nga xamante ni moo di delluwaat ci classe yooyu ndax su fekkente ni ñu ngi bëgg a delluwaat ci classe yi te amuñu benn argument boo xamante ni moom la ñu joxe est-ce que bu boobaa population bi dinañu nangoo bàyyi seen doom ñoom ñu dem ci rejoindre li nga xamante ni moo di école yi ci xale yi ci mag ñi ak ci li nga xamante ni moom la laaj ci ab jaxasoo mu mel ni kon li ñuy samp ci laaj bi mooy ndax ubbi
ci bu ñu xoolee ci li nga xamante ni moom moo nekk li nekk ci Sénégal ci jamono ji ci ay cas rawatina cas communautaire yi ak yu ni mel. loolu moo tax ñu ne woon tey nañu def suñu jàngat jëmale ko ci li nga xamante ni moo di date boobu nga xam ne nguur gi jàpp na ko di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax ni ngeen di abonné seen chaîne On en parle jërë ngeen jëf ci teewlu bi.